mbokk yi yéen a ngi seen télévision nationale seen journal télévisé fas yéene leen indil lu bees tàkk lii ci campagne bi mu di magazine bu nga xamante ne fas yéene leen gunge ba ci bésu vote ba le 24 février 2019 mu di rénovation innovation bu bees tàkk 26 minutes lay durer ñu boole ci lu toll ci 6 rubriques yu nga xamante ne dina leen jàngal dina leen gunge tatagal leen ba wan leen li nga xamante ne moom la leen yóbbul seen indil leen ko ngeen mën a voter le 24 février prochain maanaam disposition yëpp yi nga xamante ne am ngeen ko dinañ leen ko jox ngir ngeen mën a voter le 24 février 2019 mbokk yi ci biir rubrique yooyu mën nañ ci nemmeeku lu demee ni ki diwaan gi nag moo leen di wanale ak seeni gox-goxaan yooyu nag maanaam carte électorale ba maanaam région boobu fu mu toll ci biir réew mi loolu lépp nag bés bu nekk Issa Thioro Gueye moo leen koy indil fii ci seen émission li ci campagne bi gannaaw si loolu beneen rubrique tamit bu am solo maanaam yoonu candidat yi ak sunu ay reporter yi nga xamante ne ñoo topp candidat yi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal ci biir réew mi bés bu jot nañ ci oo ku nekk nga wax ñu fa la sa candidat tollu ak it lan moo nar a nekk programme am ak foofu lan ngeen fa de def loolu reporter yi lañ koy bàyyil ñoom ñi nga xamante ne ñooy gunge candidat yi beneen rubrique bu nga xamante ne am na solo lool fii lay xewee ci seen maanaam magazine li ci campagne bi leneen li moo ni poñu bés bi mooy maanaam la leçon du jour loolu nag dinañ fi dalal ay experts ñu nga xam ne seen xam-xam màcc na lool ci wàllu processus électoral nañ fi taxaw gindi leen tetagal leen ba nga xamante ne di ngeen mën a voter ci xel mu dal le 24 février 2019 leneen li nga xamante ne bokk na ci li nga xamante ne moom lañ leen di indi ci li ci campagne bi mu di jàngat bi muy maanaam la chronique du jour maanaam chronique bu nga xamante ne journaliste bi day seetlu am saytu yu nga xamante ne def na ko ci li nga xamante ne moom la ñu jëlee ci doxalinu campagne bi ay kaddu ay image wala ay message yu nga xamante ne ñii di candidat yi wala sax ñeneen ñi nga xamante ne ñoo bokk ci processus bi indi nañ ko ngir ngeen a mën a gindi askan bi leneen tamit li nga xamante ne dinañ leen ko indil ci li ci campagne bi waxtaan nag dinañu amal invité boobu tamit dina am taxaw seetlu ci ay ponk yu nga xamante ne dina leen soxal yéen ñi askan wi fas yéene voté le 24 février 2019 dinañu jeexale tamit bés bu jot ak li nga xamante tamit mooy image du jour wala fait du jour wala ay parole yu nga xamante ne di ngeen ko retenir dina leen amal solo trop ci li nga xamante ne noonu la ñuy dundee ak campagne bi mbokk yi nag ponk yaa ngi noonu nga xamante ne mooy juróom benn ponk yi nga xamante ne moom moo war a tënk li nga xamante ne mooy seen magazine li ci campagne bi mbokk yi ñu dooree léegi ak li ñuy duppee koomu campagne. nag mu ngi noonu mu nekk rubrique bu am solo tey jii nag wax naa leen ne comme campagne dem na gëstu leen lu am solo xam ngeen ne campagne électorale bi dafa am yu bëri yu muy mettre en exergue muy maanaam yi nga xamante ne ñoo yëngu autour des candidats lu soxal campagne bi ñii di imprimeurs yi ñii di louer oto yi ñi nga xamante ne ñooy restaurant yi loolu lépp nag comme campagne dina leen dem indil leen fa bés bu nekk ak la ñu fay def tey nag ñu jagle ko ñi nga xamante ne ñooy loué oto yi ñooñu jamono ji wax nañu daal seen xel dal na Saliou Seck moo demoon seeti leen. Khadim Sarr bokk ci ñi nga xam ne nii dañuy yëngatu ci wàllum loué oto moom nag mu ngi saytu woto bi nga xam ne nii moo des ci parking bi te sax jël nañ ko ba pare. non ñun boom bu ñu sañoon chaque 1 an yu nekk campagne électorale am mais campagne yi daan am yëpp bii moo ci dàq parce que dañ daan loué oto yi ba pare. di xaar campagne bi jeex mais saa yi nii lu local oto yëpp dem nañ gisoo parking bi nu mu wéetee nii oto yëpp dem nañ te fayeeku nañ avant oto yi di dem saa kay sant yàlla bu baax a baax rek. oto yi nga xam ne ni nag moom lay faral di loué ci campagne électorale bi nag moom mooy 4x4 yi waaye tamit pick-up bi muy ndaamaar yoo xam ne nii danañ mën a dem fu nekk ci Sénégal. kilifa yi ñoom ñooy nekk ci 4x4 yi L200 yi mooy ñiy ànd ak ñoom sécurité beeg yooyu. moo taxoon ñu génne L200 yi gaare woon yëpp defar leen ba nekk ci état ñu joxe ko mu dem quoi. Abdoulaye Sow moom tamit nga xam ne day yëngatu ci wàllu woowu li ni mel la xamle ndaamaar yi nga xam ne nii moom lay faral di loué ci campagne électorale bi presque yëpp dem nañu. parking bi moom lu mu yoroon loué na ko ba ñu indi yeneen waaw ñu gaare ko fii yooyu dem nañu
tey fu mu nekk ni bii rek moo fa des bii tamit am na réserve DID bi ngay gis ni waaw am na réserve am na ku ko wax ne dafa jël d'ici suba. wote yi nag ñoom ñu ngi leen di luye ci lu toll ci fukki junne ak ñaar bés bu yàlla sàkk. oto bi moom bu fekkee ñun ñoo ko moom chauffeur 10 000 francs lañ koy fay par jour bu dee 4x4 DID comme bii 60 000 lay dem chauffeur bi moom 10 000 peut-être courtier yi wala yu ko indi jël 5 000 wala 10 000 mais 40 000 moom mooy dese oto bi pour borom oto bi. am na ñoo xam ne dañuy bëgg avec chauffeur am na ñoo xam ne dañuy bëgg buñ demee ñoom ñi ñu àndal di dawal seen bopp waaw léegi ñun bu ñu xoolee nit ki bëgg dinañ xam carrément kii am nañ kóolute pour jox ko oto bi mu dem wala sinon kii dañ ko louer avec chauffeur ça n'est pas ci nit ki rek. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne ni moom mooy Abdoulaye Sow yëfi ci atum 2012 ci la gën a doxee. tamu 2012 gën a dox candidat yi ñoo gënoon bari ren candidat yi bariwul te aussi parti du au pouvoir bi luwe na mais lu gën a bari dafa jëndi waaw ñeneen yi aussi luwe nañu mais amul ampleur nu mu amoon parce que 2012 6 la ñu gaari woon oto yi lu ëpp presque 1000 oto mais kër yu mag yi yëpp encore ku nekk joxoon nañ ko marche na nga recruter ay oto nga fay leen mais ren ampleur boobu amul dañuy dem ci parking yi rek ku nekk ñu seet lu mu yore ñu luwe ko. ci parking yi nga xam ne nii war nañ ko te ñu nekk fii ci Ndakaaru nag lu ñu nemmeeku mooy woto yi li ci bëri jël nañ leen ci ndorteelu campagne électorale bi muy loo xam ne nii dina indil comme ñi nga xam ne nii ñoom ñoo yëngatu ci wàllu wi. Saliou Seck ñu koy jaajëfal bu baax a baax tey demoon seeti ñi nga xamante ne ñooy loué oto yi candidat yi rawatina ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo fas yéene dugg ci biir réew mi ngir gën a mën a jege askan wi ngir seen campagne mën a jaar yoon message bi mën a jaar yoon Saliou Seck di leen jox daje ëllëg ak beneen ponk lu soxal koomu campagne mbokk yi ñuy jàll ci beneen rubrique diwaan. diwaan nag lu am solo la ci biir campagne bi xam ngeen ne ñi nga xamante ne ñooy candidats yi dañuy xuusandi ci biir réew mi ngir jege ñi nga xamante ne ñoom la ñu bëgg ñu voté leen jour élection présidentielle yu 24 février 2019 diwaan nag fas yéene leen wanale carte électorale gox-goxaan yu nekk dina tax ngeen jàng ci xam carte électorale u dëkk boobu xam dëkk boobu fu mu toll ci réew mi ba nga xamante ne ñii nga xamante ne ñooñu seetaan xam gox-goxaan yi xam réew mi fu mu toll ci wàllu carte électorale tey nag ñu demal leen fi nga xamante ne mooy Diourbel dañ ci ànd ak Issa Thioro Gueye. Bawol nekk nag ci diggu Sénégal te ku ne Bawol ne ay dëkk yoo xamante ne seen tareex dafa sax ci wàllu élection Bawol bu ñu ko waxee dañuy xalaat Diourbel bi nga xamante ne région la waaye tamit Diourbel bi nga xamante ne département la am na yeneeni dëkk boo dawalee sa oto ci biir région bi di nga gis dëkk buñ naan Bambey sorewul lool Lambaye am na tamit département boo xamante ne mooy Mbacké te ku ne Mbacké xalaat dëkku Cheikh Ahmadou Bamba bii di Touba nekk nag ci digg kartu Sénégal région bi am na 589 015 électeurs amit 480 lieux de vote amit 1355 bureaux de vote département bu Bambey foofu 12 localités nañu fa nemmeeku pour ñu mën fa voter Bambey am na 113 441 électeurs am na tamit ci wàllu centre de vote yi lu tolloox 276 bureau de vote gis nañ ko fa Diourbel département foofu électeurs yi tolloo nax 110 748 am na fa tamit 149 lieux de vote muy ay centre de vote ak 269 bureaux de vote ci biir région bi département Mbacké ràññeeku na fa lool ci wàllu électeur ndax bu ñu ko nattee day tolloox 364 826
nit ñoo xamante ne ñi nga ca liste ya ci wàllu lieu de vote yi muy centre de vote yi am na 156 yu ñu fa compté bureau de vote yi tolloo naax 810 Touba mooy fa nga xamante ne moo ëpp ay électeurs tolloox 278 834 nit ñoo xamante ne ña nga ca liste électorale ya 45 centres moo fa am ak 601 bureau de vote loolu nag li muy tekki mooy Bawol ràññeeku na bu baax ci li nga xamante ne mooy vote ba képp kuy voté war ngaa xool bu baax lii di doole région de Diourbel. Issa Thioro Gueye ñu koy jaajëfal bu baax a baax doon ñu présenté carte électorale bu Diourbel yaakaar naa ni mbokk Diourbel tey dinañu kontaan ndaxte ak information yi nga xamante ni Issa jox nañu ko dina tax ñooñu ñu xam seen nombre maanaam carte électorale bi foofu nu mu tëddee ak it yan lieu de vote fa ñu nekk loolee lépp nag ñu ci jaajëfal bu baax a baax Issa Thioro Gueye loolu nag moo nekkoon rubrique diwaan bu ne saa rek ñu jàll ci beneen rubrique waxtaan tey nag waxtaan ku muy dalal kenn la mu di directeur général des élections xam ngeen ne ay bés ñu génn doon na amal waxtaan wu yaatu sekkoon ko ak seen radio télévision sénégalaise muy maanaam lu jëm ci nouvelle carte électorale bi nga xamante ne taxawal nañ ko balaa ñuy dugg ci campagne bi nouvelle carte électorale boobu nag naka la tëddee lan moo indi modification yooyu nga xamante ne indi nañ ko ba taxawal li nga xamante ne mooy nouvelle carte électorale bi kii di Thiendella Fall nekk directeur général des élections sekk na ci waxtaan lu yaatu ak Mama Moussa Niang ñu teewlu ci tuuti. waaw carte électorale moom code bi si boppam defe naa article L66 la mooy wax ne carte bi dafa war a disponible 30 jours avant l'élection et je pense que la carte effectivement a été déposée et publiée le 24 dernier, c'est-à-dire 30 jours avant. Donc une phase encore respectée par le ministère de l'Intérieur. Alors donc carte bi effectivement am na ay lu ci yokku li ci njëkk a yokku mooy dëkk yi nga xam ne fii la ñuy voté parce que bu njëkk ba ci 40 pays la ñu nekkoon léegi ñu ngi ci 49 ndax léegi Brésil dañ fay voté Argentine dañ fay voté incha allah Chine dañ fay voté Émirats yi dañ fay voté Turquie dañ fay voté ak yenn pays nordiques yi maanaam Finlande Norvège Danemark yooyu dafa yokku ci liste pays yi nga xam ne dana am vote ci at mi ci présidentielle yi. li ci doon bees aussi mooy yokku na à peu près de 756 bureaux de vote si je ne me trompe et 199 lieux de vote lii tax yokkuwaay boobu am mooy li ma wax léegi dëkk boo jàpp ne dañ fa war a voter di nga fa créer bureau donc loolu dina yokk bureau yi. Ensuite maanaam modification carte électorale parce que carte électorale dafay dund noonu lu figé dafay dund li koy dundal mooy à chaque fois bu ñu réviser ba pare dañuy xool ndax bureau yi nga xam ne ni ñu leen implanté woon est-ce que dina arranger toujours électeurs yi su ko defee bu fekkente ne am na foo xam ne dafa sori woon te mu am ay groupe de village yoo xam ne fa lañ doon voté te ñu am possibilité maanaam école bu bees wala en tout cas endroit bu bees boo xam ne mën nañ ko utiliser pour vote quelquefois sax man des abris provisoires ñu daal di koy créer jël électeurs yi doon voté fu sori fa jël bureau yi rapproché ko donc loolu mooy modification carte électorale. am na aussi ñoo xam ne modification bi da koy laal muy implantation bi parce que ci carte électorale bi dañuy décrire sax bureau bi fi mu nekk dañ naan par exemple école Woré Ndoye bureau bi mi ngi classe CM2A dafay leer ci carte bi parce que bu leerul noonu ci carte bi PV bi jógee foofu waa cour d'appel bu ñu ñëwee xool ko correspondul dañ ko écarter des débats donc candidat bi dafa war a xam exactement fan la bureau bi nekk c'est l'intérêt de la publication d'ailleurs donc yooyu aussi am na ay changements yu ci am donc ñetti changement benn bi création bureau de vote dans de nouveaux pays éligibles deuxième chose mooy modification de la carte électorale troisième chose modification de l'implantation.
mu nekkoon Thiendella Fall directeur général des élections doon indi complété li nga xamante ni Issa doon na ko wax sànq maanaam présenté carte électorale yu gox-goxaan yi ni mu toll déglu ngeen ko léegi yaakaar naa ne jël ngeen note ci loolu ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal tamit Mama Moussa Niang mi nga xamante ne moom la seqaloon loolu waxtaan boobule mbokk yi nag xam ngeen ne wax naa leen ko sànq magazine bu bees la li ci campagne bi mu nekk magazine bu ñaar fukki simili ak juróom-benn seen journal télévisé nag moo leen koy dëgtal bés bu nekk ngir gunge leen ci campagne bi nga xamante ne mooy ma la ñu nekk nii ubbi nañ ko tey ba ca bésu vote ba ak ay yeneen plateau yu doy waar mbokk yi mu ngi noonu fii nag dañuy jàll ci leneen beneen ponk lay doon mu di poñu bés bi. poñu bés bi nag am gan. sama naataango macha allah Fatou Diouf maa ngi lay dalal bu baax. maa ngi lay fay Anne Marie Gomis di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di rafetlu émission bi ñu door tey di li ci campagne bi. waaw li ci campagne bi tey ak nan ngay dooree tey nag ci ab waxtaan fas yéene nga dugg ci maanaam présentation code électoral bi. code électoral bi lañ leen fas yéene diktal tey wax leen ne téere bi lu am solo la ci wàllum élection fii ci Sénégal. maanaam ci wàllum page mën a jàpp ne téeméeri page ak ñeent fukk ak juróom-ñeent la am fukki titre 356 articles ci titre premier bi nag mën nañ ci jàpp ne moom moo tënk disposition générale yi nga xamante ne moo jëm ci wàllum élection présidentielle législative yi ak élection conseillers départementaux yi et municipaux ci titre 2 bi nag nga xam ne dafa am solo lool mën nañ jàpp ne moom moo tënk disposition yi nga xamante ne moom moo jëm ci élection njiitu bu réew tey nag li ñu gën a soxal mooy titre 2 bi nga xamante ne juróomi chapitre la am ci chapitre 1 bi dépôt de candidature la chapitre 2 bi wàllum campagne électorale bi lay wax chapitre 3 opération électorale chapitre 4 recensement des votes ak proclamation résultats yi chapitre 5 bi contentieux lay wax waaye nag ponk yooyu yëpp balaa ñu ciy xuusandi dañuy présenter li nga xamante ne moom mooy code électoral bi lan moo ko tax a jóg ci kaw loolu ñu am suñu expert maître El Hadj Amath Thiam ñu lay dalal maître. maa lay nuyu bu baax di nuyu sa auditeurs yi ñuy seetaan yëpp. jërëjëf maître dañu bëggoon xam suñu laaj bu njëkk mooy lan moo waral code électoral. merci ci laaj bi jërëjëf maa ngi nuyu ñi ñuy déglu ñëpp ñuy teewlu code électoral bi mooy téere bi nga xam ne lépp képp koo xam ne am na nga nomba tànk ci réew mi maanaam élection moo la ko may maanaam voté. képp koo xam ne nombre tànk bi nga am voté moo la ko jox ci téere boobu moo tënk nu ñuy def ba voté la ba nga defalu moo xam président de la République moo xam député nga moo xam maire nga wala conseil municipal nga wala conseil départementaux yi lépp koo xam ne nombre tànk boo xam ne daal voté moo ko tax a jóg code boobu moo ko tënk loolu la ñuy wax code électoral bi ngay gis ni tey Sénégal. waaw ci boo demee ci université dañu naan nul n'est censé ignorer la loi étudiant bu jaaf ak droit rek xam na loolu maanaam kenn warta umpale li nga xamante ne loolu la yoon wax moo waral tey ñu def émission bi ni ngir xamale sénégalais yi ak li nga xamante ne moom mooy code électoral bi lan la ci sénégalais yi mën a jàpp ci tënk loo xam ne mën na leen jëriñ ci campagne électorale bi ñu nekk. bon li ci mën a jàpp mooy bëri na parce que campagne électorale bi ñu koy waxee rek mooy campagne bi ubbi na bu campagne bi ubbee dafa am yoo xam ne loi bu tënkoon ñenn ci campagne bi day yaxanal yoon maanaam day xaw a yaxanal ci yéen tënk yi mu tënkoon nit ñi parce que yoon da daan aaye boo demee ci code pénal ci article 96 à 100 bi du code pénal da daan aaye ay attroupement sur la voie publique dañ daan aaye réunion sur la voie publique sans autorisation préfectorale mais léegi mën nga dem réunion fu la neex sur l'ensemble du territoire national ci 21 jours yi nga xam ne c'est campagne électorale bi nekk sans nga demande autorisation parce que yoon li mu la tënkoon bii pas day yaxanal tënk bi day bàyyi tënk yi amatoo droit léegi ku bëgg a meeting fii buntu RTS il n'a pas besoin dem ci préfet naa ko même autorisation benn candidat fii ba 21 jours yi jeex article 96 yu ma tudd à 100 du code pénal bi tënku nit ñi bala ngaa réunion wala ngay manifester sur la voie publique wala tout attroupement sur la voie publique da ngaa war dem ci préfet moom may la autorisation léegi loolu dafay dakk amatu autorisation l'essentiel la nga ñëw ci CNRA mi nga xam ne moo yor programme mu campagne électorale bi mu ñëw ak waa RTS ñu teg programme yi chaque jour ñoom am RTS bi nga xam ne c'est le service public c'est une organe de presse de public service public la mooy annoncer ce qu'on appelle programme candidat yi chaque jour
loolu rek mooy condition yi. waaw man bu ma sukkandikoo ci li nga wax maa ngi jaajëfal bu baax leeral li nga xamante ne indi nga ko ci ponk yooyu mais man am naa leneen aussi lu ma jaaxal lu ma bëggoon laaj dañuy nemmeeku à chaque fois ay modification ci code électoral bi lan moo ko waral ne. bon li koy waral parfois da ngay dem léeg-léeg jamono day màgg nit ñi di yokku bu ñuy yokk bëgg-bëgg di yokku parfois envie yi yokku nit ñi àddina mooy dëppee noonu. code électoral Sénégal am na modification bi gën a am solo ci code électoral Sénégal mi ngi nekk en 1992 sous le ki ko dirigé woon mooy le grand juge Kéba Mbaye en 92 moo la ñuy wax le code électoral consensuel moom bi 92 bi ñëpp di dégg après 92 am na tamit benn modification en 1996 avec la création de ONEL mooy ONEL bi ñu créé woon en 2004 ñu dindi ONEL indi fi Sénat mooy Sénat bi nga gis léegi commission électorale nationale autonome bi ngay dégg moom mi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu élection yi ba mu jaar ci yoon ñoom lañ ko jox léegi avec des prérogatives plus larges que l'ONEL. 2018 bi ñu indi li nga xamante ne mooy parrainage maanaam lan moo waral lan moo wundu loolu noonu ñu à chaque fois ñuy soppi di ci indi ay coppite ci code électoral bi. mooy li ma la wax rek parfois nit ñi dañuy màgg situation yi day changer parce que ce qui était permis en 1919 wala 2009 n'est pas permis en 2019 ñii dañuy changer contexte day changer institutions yi dañuy changer loi yi dañuy yokk mais pour là léegi candidat yi puisque dañu am ay envie ñu bëri bëgg nekk candidat te fu doon loi yi dañu ko ubbi ku bëgg nekk candidat nga nekk candidat soit parti politique porte la wala ilaa mu nekk candidat indépendante léegi dans ce cas de figure la léegi yoon daf ne nekkul ku mu neex rek bëgg nekk candidat il faut ñu saytu yow yaay kan foo jugee xaalis bi nga yor fan la jugee ndax am nga moralité ndax amoo problème ak yoon léegi nag dañ koy segg bu ñu ko seggee nag loolu moo di woon parité bi pour bañ candidat yi gën a bëri parce que gis nañ ci élection législative yi parce que loo gis rek dafa am jàngat bi ñu jógee ci élection législative yi passé candidat yi dafa bëri woon y avait au moins 47 ou 48 listes bon les gens ont jugé utile ne léegi nañ changé kañ lañ parce que bu gannaaw élection législative moom 48 listes bu ñu présidentielle mën na am 100 listes léegi loolu moo waral peut-être ñu indi parrainage bi pour defar loolu rek la. ci kaw loolu ñu gis ne ci code électoral ba léegi page 45 chapitre 2 bi article LO 124 bëggoon na ngeen ci ay leeral ci article boobu campagne bi kañ lay tàmbali ak kañ la war a jeex. campagne électorale mi ngi tàmbali bu maanaam mi ngi tàmbali bu jour bi ñu voté bu nekkee des na ñaar fukk ak benn ba jour bi ñu voté. loolu campagne bi tàmbali maanaam ni ki démb si guddi la tàmbali à minuit mi ngi jeex ñaar fukk ak benn maanaam samedi ci guddi campagne bi war na jeex ba c'est dimanche ñuy voté ji campagne bi 21 jours la war a commencé voilà bu élection yi desee ñaar fukk ak benn ci la campagne bi war a commencé boobaa fu neex waaye mën na mitin mën na def manifestation ci kaw nag nga teg ko ci yoon rek. jërëjëf maître Thiam Anne-Marie loolu lañu leen indiloon tey ci émission li ci campagne bi di leen fas yéene digtal yeneen i poñ ci yeneen émission yi di ñëw. Fatou nag sa rubrique bi dafa am solo. maître li mu fi wax maanaam macha allah am na njëriñ dama bëggoon xam pour suba tamit ñi ñuy seetaan yàkkamte nañ xam lan ngay indi suba. suba dina ñëw ci article 125 article 126 ak 127 maanaam lépp lu jëm ci wàllum affichage yi lépp lu jëm si temps d'antenne candidat yi parce que tëbuñ tëb rek jox kii 7 minutes wala 5 minutes lépp yoon dafa am nu mu ko tëralee ci loolu lañ fas yéene waxtaanee ak suñu expert maître Thiam di nga del soit suba incha allah di la gërëm di la sant ci sa disponibilité. Anne-Marie ñu ngi gërëm tamit téléspectateurs yi di leen jox dig daje suba incha allah. voilà Fatou Diouf jërëjëf si gërëm tamit sa expert bi nga àndaloon tey macha allah explication yi leer na ñu ko fi xaar tamit suba ngir ñëwaat ci yeneen ponk indi ci ay leeral ngir njëriñu ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan di askan wi bu weesoo loolu nag dañuy jàll mbokk yi ci beneen ponk maanaam yoonu candidat. yoonu candidat dañuy ñëw dalal ki nga xamante ne moo ànd ak candidat yi kenn ki nga xamante ne moo ànd ak candidat yi di Ibrahima Ndong nag moom candidat El Hadji Sall la àndal di parti de l'unité du rassemblement Ibrahima Ndong ñu ngi lay nuyu bu fekkee ne yaa ngi ñuy dégg nga wax ñu fan ngeen nekk jamono ji lan ngeen jot a def. waaw Anne-Marie ñu ngi lay fay bu baax a baax ñu ngi lay dégg ñun nag ñu ngi woon nag waa PUR ci meeting boo xamante ne defee nañ ko département bu Pikine plus précisément fi nga xamante ne moo di commune Guinaw Rail Sud foofu nag la candidat wi di El Hadji Issa Sall mi nga xamante ne moo jiite le parti de l'unité et du rassemblement woote woon ngir daal di tàmbale li nga xamante ne moo di campagne am mu nekk nag meeting d'ouverture boo xamante ne profité na ci pour décliner li nga xamante ne moo di programme am muy programme boo xamante ne daf ko axé principalement ci doomu aadama
maanaam nan la doomu aadama war a def lan la war a lan lañ ko war a tëggee ba mu mën a jëriñ réewam ci loolu muy xam ne doomu aadama li njëkk ci moom ngir mu mën a jëriñ réewam dafa nekk éducation ak formation waaye tamit war a impulser développement réewam ba noppi ëlbatiku mën a bénéficier wu li nga xamante ne moo di développement boobu kon loolu moo nekk vision ba tax na. Ibrahima waaw nga wax ñu rek gannaaw li nga xamante ne jot nañ ko fa def tey nga wax ñu lan mooy seen programme ëllëg ak sa candidat bi ngeen àndal. voilà justement ci loolu nag ñu leen di wax rek ne suba incha allah fas yéene na ñoo def caravane boo xamante ne dañ koy tàmbalee Rebeuss bu ñu bàyyee ko foofu nag dinañ dem fi nga xamante ne tamit moo di département bu Pikine ak yenn communes yi nga xamante ne moo ko ci yenn communes yi nekk ci biir gox-goxaanu Pikine bu ñu jógee foofu dinañ dem fi nga xamante ne moo di Guédiawaye dem Rufisque waaye nag meeting bi nga xamante ne mooy jeexal activité bi suba ñu ngi ko fas yéene defee Mbour incha allah. Ibrahima donc ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal yoonu jàmm di la dox daje incha allah demain ak yeneen information wu soxal candidat boobu nga xamante ne moom ngay gunge di El Hadj Sall parti de l'unité du rassemblement PUR moom nag moom ngay gunge ba campagne bi jeex moom lañ la jagleel ci kanam tuuti dinañ jokkook ñi nga xamante ne ñooy ñeneen ñi nga xamante ne ñooy reporter yi ñu yónni ñu gunge candidat yooyu ma fàttali ne leen mbokk ni yéen a ngi suivre seen magazine li ci campagne bi di lu bees tàkk lu seen journal télévisé indil ngir gunge leen ba ci bésu vote ba le 24 février prochain indi leen ay information naka ngeen war a def ba jot seen carte naka ngeen war a def ba xam seen carte électorale gox bureau de vote yi ak yeneen ponk yi nga xamante ne soxal na tamit li nga xamante ne mooy code électoral bi ak it koom-koom yi wax naa ko sànq jàngatu bés bi loolu lépp dinañ ci ñëw ci 26 minutes yi nga xamante ne moom lañ jagleel li ci campagne bi di magazine bu bees bu nga xamante ne journal télévisé indil ne leen ko ngir gunge leen ci campagne bi xanaa rek ma fàttali ne ci campagne bi noonu 5 candidats en liste yi wax nañ ko Madické Niang mu di coalition Madické 2019 le choix qui rassure Aram Ndaw moom moo ànd ak moom xam naa du ñàkk dinañu daje ak moom ci kanam tuuti waaye dañuy def rek jokko ak kenn ku nga xamante ne ñu ngi ma ne muy ci ligne bi Bassirou Sylla moom mooy suñu reporter bi ànd ki nga xamante ne mooy coalition Sonko président ànd ak candidat Ousmane Sonko Bassirou maa ngi lay nuyu tey lan ngeen jot a def. ñu ngi lay fay Anne-Marie Gomis say nag coalition Sonko président lu ñu jot a def mooy caravane ginnaaw nag ba ñu defee ay ñaan def tamit hymne national bi respecté ko ñu dem ca fa nga xam ne moo nekk Ngor foofu nag seet fa jaraafu Ngor bi waxtaane fa wàllu suuf si dem tamit ca Wakam dem ci université Cheikh Anta Diop ci campus bi campus social bi waxtaane fa ci li nga xam ne moo nekk nu étudiants yi kii di tamit candidat bi Ousmane Sonko dem ci mémorial bu Balla Gaye tamit waxtaan fa tamit lu jëm ci wàllu nekk nu étudiants yi ak faat ñu leen di faat ni su nekkee président loolu dootul amati mu ñëw ci def nag ab meeting boo xam daf ko jeexal ci boulevard général de Gaulle foofu nag ay wàllu impôt la wax ni su yéegee doon président daf koy wàññi de négocier tamit li nga xam ne moo nekk ay les clauses léonines jëm ci contrat yi xam dafay laal wàllu nag pétrole bi ak gaz bi yooyu yëpp daal daf koy tamit renégocier ndax Sénégal lu mu ci amuy fukki % yi 10% yi donc yooyu doon na li nga xam ne ni pour ñu réapproprier économie bi war na ko nag xoolaat naka ni nag ni Ousmane Sonko noonu la jeexalee tey li nga xam ne rek moo nekk programme bisam. Bassirou Sylla bala ma lay bàyyi nga wax ñu ëllëg lan moo fas yéene nekk seen programme ak seen candidat bi ngay gunge. waaw ëllëg nag Ousmane Sonko nekk candidat bu nga xamante ne coalition Sonko président moom moo ko porté moom dina dem nag ci Kaolack dem fa nga xam ne moo nekk Nioro dem tamit Guinguinéo toujours tamit dina fidèle ak style de campagne bi nga xam ne moom lay nag yor maanaam rek def ay caravane ak meeting. jaajëf bu baax a baax Bassirou Sylla gunge candidat boobu di Ousmane Sonko coalition Sonko président moom nag moo ko fas yéene gunge ba campagne bi jeex ci kanam tuuti du ñàkk dinañ jokkoo ak ki nga xamante ne mooy Awa Cissé gunge candidat bi nga xamante ne mooy Idrissa Seck coalition Idy 2019 wala sax Pape Birame Bigué Ndiaye gunge candidat Macky Sall coalition
Benno Bokk Yaakaar ak it tamit ki nga xamante ne mooy Aram Daw gunge candidat bi nga xamante ne mooy Madické Niang coalition Madické 2019 le choix qui rassure ñoom ñooñu ci kanam tuuti du ñàkk dinañ jokkoo ak ñoom ñu wax ñu fan la seen candidat dem tey ci ndorteel bi fan la ñu jëm ëllëg ñu jokkoo ak ki nga xamante ne wax naa ko sànq Pape Birame Bigué Ndiaye Pape Birame yow yaay gunge candidat Macky Sall coalition Benno Bokk Yaakaar Pape Birame gannaaw bañ la nuyoo ñu wax yéen fan ngeen doore seen campagne Pape Birame du ñàkk dina ñëwaat léegi ci ligne bi ma fàttali ne Pape Birame Bigué Ndiaye mooy gunge candidat bi nga xamante ne mooy Macky Sall coalition Benno Bokk Yaakaar la moom nag moo ko fas yéene gunge ba li nga xamante ne ba campagne bi jeex ba jour vote ba keneen ki nga xamante ne tamit fas yéene ñoo jokkoo ak moom ci biir seen magazine li ci campagne ci kanam tuuti Awa Cissé dinañu jokkoo ak moom it mu ngi gunge ñi nga xamante ne ñooy candidat yi Pape Birame bu fekkee ne yaa ngi may dégg Pape Birame dinañ ko jot ci kanam tuuti dinañ essayer aussi tenter jot ki nga xamante tamit mooy Awa Cissé gunge candidat bi nga xamante ne mooy Idrissa Seck ak ki nga xamante ne mooy Aram Daw gunge candidat bi nga xamante ne mooy Madické Niang mbokk yi ñu fàttali ne tey seen numéro bu njëkk bu seen magazine li ci campagne bi fas yéene leen gunge ci campagne bi ba si jour vote bi ak yeneen plateau yu doy waar yu mucc ayib ngir rek fexe ba yéen ñi nga xamante ne yéenay def seen choix ngeen mën ko def en toute tranquillité loolu lañ ci jublu jox leen information yu doy ni mu waree ak fépp ci biir réew mi noonu lañ ko fas yéene def xam ngeen ne RTS déployé na de gros moyens vraiment pour répondre à sa mission de service public loolu lañ ko sas te loolu mu ngi koy def macha allah ba tax na candidat bu ci nekk jagleel nañ ko benn reporter mu gunge ko lépp li nga xamante ne def na ko ñu mën ko taatagal leen ko indi leen ko fii seen télévision nationale ngeen seetaan ko Pape Birame yaa ngi may dégg Pape Birame yaa ngi may dégg. oui. voilà bu fekkee yaa ngi may dégg Pape Birame tey fan ngeen doore seen campagne. waaw Anne-Marie ñu ngi jamono ji wax ak yéen ñu ngi fii ci Pekes nekk ci région de Diourbel maa leen di xamal ne donc président Macky Sall candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi ci wàllu Pekes gannaaw laata mu fi yegg nag mi ngi woon Mérina mu ngi woon fële ca Cilmaxa gannaaw Cilmaxa laata mu yegg ci Cilmaxa mu ngi woon Darou Mousty waaye li ñu mën a jàpp moo di ci suba si le candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar bàyyeeg ko Ndakaaru dem Touba nga xamante ni Macky Sall ki ko dalal foofu ci porte-parole bu khalife général des mourides lañ ko sant Abdou Mbacké gannaaw loolu amal na ab waxtaan ak kilifa gi di Serigne Cheikh Mountakha Mbacké di khalife général des mourides laata muy dem ci xabru Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ci grande mosquée bu Touba foofu nag jot na dem itam ci Daaray Kamil amal fa ay ñaan gannaaw loolu candidat Macky Sall candidat Benno Bokk Yaakaar dem na nemmeeku ci ay kilifa diine yu nekk biir Touba ñu ràññee fi njabootu Mame Mor Diarra Mbacké njabootu Mame Cheikh Anta Mbacké de Darou Salam ak itam dem na nekk ci xalif général des Baye Fall di Serigne Cheikh Jomb Fall di noonu gannaaw ba mu noppee nag ci ngoon bi Macky Sall teewee na meeting couverture de coalition Benno Bokk Yaakaar li ñu doon amal fële ca Mbacké nga xamante ni moo teelal meeting bu njëkk bu candidat Macky Sall di candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaw loolu nag Macky Sall amal na ab caravane bi nga xamante ni yóbbu na ko ca Daaru Musti ci noonu mu tafek benn kilifa diine di Serigne Abbas Mbacké mu dem nemmeeku ci donc ci noonu ma leen ngi yëgal ne itam président Macky Sall candidat coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaw ci Pape Birame yaa ngi may dégg Pape Birame bu fekkee yaa ngi may dégg Pape Birame lan moo fas yéene nekk seen programme bu ëllëg très rapidement. waaw suba li ñu mën a nemmeeku Anna Gomis moo di suba yemoo ko ñeent fan ci weeru février Macky Sall ci candidat coalition Benno Bokk Yaakaar
dina tàmbali journée ca Ndande ci région bu Louga laata muy def ay série de meeting ay meeting yu bëri mu koy tàmbali ca Kébémer ensuite dem ca ville bu Louga nga xamante ne dina ko amal ab meeting laata muy jeexale journée bi ca Ndar Géej nga xamante ne dina fa amal ab meeting bu mag a mag moom lay tëjee journée wu semaine bi nga xamante ni foofu ca Saint-Louis la Macky Sall fas yéene fanaan an na gën. jërëjëf Pape Birame Bigué Ndiaye topp candidat Macky Sall coalition Benno Bokk Yaakaar moom nag moo ko fas yéene gunge comme ni mu ko waxee sànq bésu vote ba ci kanam tuuti nañu jéem a jokkoo ak ki nga xamante ne mooy Awa Cissé topp candidat Idrissa Seck coalition Idy 2019 ak ki nga xamante ne mooy Aram Ndao topp candidat boobu nga xamante ne mooy Madické Niang coalition Madické 2019 le choix qui rassure ñaar ñooñee dinañu jéem a jokkoo ak ñoom bu ñu leen jotee rek mu tënk juróomi candidat yi nga xamante ne ñoo door campagne présidentielle bi nga xamante ne tey jii la ci dimanche bi ba nga xamante ne ñu ngi waajal li nga xamante ne mooy élection présidentielle bu 24 février 2019 dafa mel ni Aram Ndao yaa ngi ci ligne bi Aram maa ngi lay nuyu Aram. Anne-Marie Gomis maa ngi lay fay bu baax a baax. waaw Aram yow fan ngeen doore tey est-ce que mën nañu ko xam ak sa candidat. waaw Anne-Marie gannaaw ma la nuyoo mbokk téléspectateurs yëpp tey coalition Madické 2019 Porokhane la doore daanaka campagne ci bés bu njëkk bi Porokhane coalition Madické 2019 demoon fa daal di seeti ji rek ki nga xam ne moom mooy sëriñ ba fa nekk di sëriñ Bassirou Mbacké coalition Madické 2019 Madické nekk ci bopp ba moom Madické Niang expliqué rek ne dafa bëggoon njëkkee ziyaare ji soxna Diarra Bousso way juru Serigne Touba laata rek muy def lenn ci campagne électorale bi moo tax nag kon Anne-Marie Gomis moom foofu rek la dooree ak ñim àndal ci délégation bi yëpp. lan moo koy lim. lan moo nekk seen programme moo lëkk Aram. waaw programme bi ni ma la ko waxee ziyaara la ci Serigne yi ziyaara Porokhane ci xabru Maam Diarra Bousso mu jóge fa dem Touba ci xalif général des Mourides moom it dem ziyaare ci xalif bi waxtaan ak moom sàkku ñaan ba mu jóge ci ziyaare yooyu nag ci la utali ci nga xam ne mooy Mbacké foofu la Madické Niang ak coalition am amee meeting sànq la woon daanaka mi ngi jeex toll na ci waxtu boobaak léegi kon loolu mooy programme mu tey bi ay ziyaara la ci ay kilifa diine waaye it meeting bi nga xam ne te leen jógee sànq ci Mbacké loolu mooy programme mu coalition Madické 2019 Madické Niang nekk ci bopp bi Anne-Marie Gomis. Aram donc ñu ngi lay jaajëfal di la jox daje suba sax lan ngeen fas yéene def suba fan ngeen fas yéene dem. waaw suba xam nga màggalu Mbacké Kajoor la moo tax coalition Madické 2019 fas yéene fa dem ziyaare gi foofu la ñuy njëkkee buñ xëyee incha allah buñ fa jógee nag dugg nag biir ñoom Cilmaxa dem ba Linguère foofu tamit dina fa wéyal rek nemmeeku bi ñuy nemmeeku kilifa diine yi waaye ci ngoon yi ni ñu ko defee tey dina amal meeting foofee ca Linguère kon daal li ci bees mooy li ñu leen ci mën a wax ci programme bi mooy ay marche yoo xam ne da ko tuddee marche jàmm ak xéwal Madické Niang noonu la sooboo ci campagne bi ay marche yu ñu tuddee jàmm ak xéwal dinañ ko amal ni ki suba incha allah gannaaw bu mu jógee Mbacké Kajoor war a dem rek ba Linguère ngeen jàppandi loolu ci li nga xam ne mooy programme mu coalition Madické 2019. Aram balaa ma lay bàyyi nga wax ñu foofu climat bi est-ce que mook Dakar yam est-ce que tàng na wala tàngul mbir yi foofu ba climat bi c'est favorable. waaw nii moom xaw na féex ñu ngi sentir ne sedd baa ngi fi waaye bëccëg gi moom fi jaar yëpp xaw na tàng nag ci bëccëg gi li ko daree Porokhane ba Touba ak Mbacké yëpp bëccëg gi moom tàng na mais nii moom ñu ngi sentir ne sedd bi am Dakar ak fi la fii guddi gi lañ koy doog a sentir Anne-Marie. jërëjëf Aram Ndao di leen souhaiter bonne route vraiment pour la suite de la campagne Aram Ndao nag ànd ak candidat Madické Niang coalition Madické 2019 le choix qui rassure moo doon jokkoo ak ñun balaay moom jokkoo nañu ak Pape Birame Bigué Ndiaye ànd ak candidat Macky Sall coalition
Benno Bokk Yaakaar jokkoo tamit ak ki nga xamante ne mooy Ibrahima Ndong ànd ak candidat El Hadj Sall nekk parti de l'unité et du rassemblement PUR ci kanam tuuti tamit dinañ jokkoo ak ki ci des mu di maanaam Awa Cissé nag Awa Cissé mooy gunge candidat Idrissa Seck Awa Cissé maa ngi lay nuyu di la dalal ci magazine li ci campagne bi. Awa Cissé yaa ngi may dégg Awa Cissé bu fekkee ne yaa ngi may dégg du ñàkk ci kanam tuuti dinañu jokkowaat ak yow rek jafe-jafe ci wàllu ligne bi la mais dinañu def de notre possible ngir jot tamit yéen ñi nga àndal maanaam sa candidat bi nga àndal Idrissa Seck fal tollu ci campagne bi nga xamante ne doon nañ ko Awa Cissé yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg Anne-Marie. waaw mais maa ngi lay dégg ñoo ngi actuellement ci Thiès ci meeting bi nga xam ni coalition Idy 2019 ñoom ñoo koy amal muy nag benn ci seen i activités yi nga xam ne moom la ñoo dooree li nga xam ne moo jëm ci seen wàllu campagne ñu jàpp rek ni 5 ñu ngi woon foofu ci Dakar foofee la ñu commencé ci VDN bi ci siège Pape Diop mi nga xam ne bokk na tamit ci coalition Idy 2019 ba ñu fa jógee nag lañ amal wutali ci nga xam ne ci Thiès la fekkee na fi nag doon fi amal meeting muy nag meeting boo xam ne nag jamono ji ñu ngi door a jeex nii ñuy àddoo Anne-Marie ñooñee sax di ñu xamal ne nag suba incha allah fas yéene nañoo amal li nga xam ne moom mooy beneen meeting waaye loolee dañ koo fas yéene amal fële nga xam ne moom mooy ca Kaolack loolee nag di programme bi nga xam ne Idy 2019 loolee lañ bëgg a amal suba ci li nga xam ne moom mooy altine gi mu yemoon ak seen programme jëm ci wàllu campagne électorale 2019. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Awa Cissé nag ànd ak candidat boobu nga xamante ne mooy Idrissa Seck coalition Idy 2019 moom nag moo ko fas yéene gunge déglu ngeen li mu wax ak programme am mbokk yi dafa mel ni loolu moo nekkoon sunu rubrique yoonu campagne yoonu candidat yi gis ngeen ko reporter yëpp jot nañu leen dañuy def ne saa rek mbokk yi jàll ci beneen rubrique ñu dalal li nga xamante ne mooy jàngat bi. jàngatu bés bi annoncé woon naa leen ko ci ba may door li nga xamante ne mooy magazine bi jàngatu bés bi nag tey ñu jagleel ko li nga xamante ne am na solo lool mooy maanaam jàmm ak li nga xamante ne dispositif bu am solo bi nga xamante ne RTS mettre na ko à la disposition des candidats ak kër gi ngir fexe rek ba lépp lu jëm ci wàllu élection couverture médiatique bi mën a jaar ci yoon loolu candidats yi ñoo ko béral ne am nañ ci mbégte loolu ci kaddu yooyu ki ko tënk wala ki ko saytu mooy Abibou Mbaye ñu teewlu jàngat bi mu ñu def. wuute ci programme bi candidat yi amee lu jaadu la bettul kenn. ku nekk ci candidat yi na ngay waxee ba ñu gëm la wax ba tënk nit ñi mbaa wax ba tënk sa bopp rekk moo fi ne bi candidat yi ñëwee RTS seetlu nañu ci ñoom ay mbir yu reetaanlu mbaa sax yu xoromu lool ñuy ay candidat yuy waxtaan séq ak ku ne jàmm xaritoo gi ak am yéene saafonteeg ku ne loolu di wane rek ne ñun ñii di leen di wooteel ak ñoom ñoo yem képp boo leen seetloo nag li ñuy wuute am na lu ñu bokk bëgg ñoom ñëpp moo di jàmm te ku nekk ci ñoom fësal na ko. di ñaan yàlla mu may ñu dugg ci jàmm ci campagne bi génn ci jàmm te gaañu du ci am bakkan du ci rot fitna du ci judd. di ñaan rek ci élection yi ak campagne électorale bi ñu dugg ci jàmm ak dal. fexe ba li Sénégalais yi bëgg ñu mën koo exprimer sans aucune contrainte. jàmm am Sénégal yoon am Sénégal juboo am Sénégal loolu mooy sama bëgg-bëgg. leneen lu candidat yi boolee gëmandoo bokk ci xalaat rafetloondoo ko moo di taxawaayu RTS ci ndorteelu campagne bi. RTS dama ne jar ngeen sant jar ngeen a kañ. télévision nationale la boo xam ni. journalistes yi xarañ nañu jàng nañu am nañ formation am ngeen conscience professionnelle seen directeur général Racine Talla bi ci ñi ci suuf maa ngi leen di sant bu baax te li ngeen di def candidat yëpp ngeen ko defal kon seen professionnalisme
ñëpp ko war a rafetlu. tàmbale bi moom amul benn problème vraiment ñëw nañu recevoir nañu bu baax seen njaatige vraiment def na liggéey bu am solo. ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm dañu ñëwoon tey RTS def ci enregistrement message bi njëkk ci campagne électorale bi def nañ ko ci ay conditions wu liggéey yoo xam ni vraiment amuñu dara lu dul féliciter agent yi nga xam ni ñooñu accueillir ci liggéey bu rafet bi ñu def. nin ko doxalee rafet na tegu na ci yoon te loolu laa gëm RTS sénégalais yëpp ñoo ko moom ñoom wane nañ ko teeru nañ ma teeru bu rafet dalal ma kon amul benn jafe-jafe maa ngi leen di sant di leen gërëm. jongante avomar préparé ni ko tubaab di waxee ci course arbitre bi nag moo di électeur bi nga xam ne daa yor aw kartam wu ñëpp bëgg li mu koy jaayee nag cher na cherul moo di kóolute dëggu saafara ay bëgg-bëggam ndax kat moom électeur bi mooy choisir. ñu koy jaajëfal Abibou Mbaye dégg ngeen candidat yi nga xamante ne kaddu yu yëkkati kaddu jàmm élection yi dox ci jàmm ba ca cappaandaw ga donc ñoom ñooñee fas yéene ñoo déglu askan wi ngir récolter seen ay suffrage ci élection présidentielle bi ñu dëgmal ñoom ñooñee nag déglu ngeen ko sànq ñaan nañ jàmm ci biir réew mi rafetlu tamit dispositif bi nga xamante ne RTS mettre na ko en place ngir couverture médiatique soxal campagne présidentielle 2019 mbokk yi loolu lañ fi indi woon mais balaa ñuy jeexal mbokk yi ñu fàttali ne magazine bi magazine maanaam bu am solo la bu nga xamante ne une innovation la bu seen journal télévisé indi tey ji nag ñuy jeexale ak image yu rafet yi nga xamante ne yéen a koy gis ni mu di image yu RTS bu ñu rénové macha allah ñu ngi au passage remercier ñi nga xamante ni ñooy autorités yi nga xamante ni ñoo tax ba li am studio yi maquillage hall bi fépp foo dem daanaka matériel yu mucc ayib ñu nga fa maanaam décoré nañ rafet nañ peinture nañ maanaam def nañ lépp daal bi nga xamante ne kër gi gën naa yaañ ngir wane rek sunu souci maanaam être au plus près des téléspectateurs mbokk yi mu nekkoon seen ponk bu njëkk seen magazine bu njëkk bu lii ci campagne bi muy maanaam magazine bu nga xamante ne chaque jour lay doon pendant 26 minutes ngeen am lépp lu soxal information yu jëm ci campagne bi bu seen journal télévisé di leen indil bés bu nekk mbokk yi di leen jaajëfal ci seen teewlu di leen jox daje ëllëg incha allah.